mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak Sénégal 7 TV ñu ngi fii nag tey ci marché Sandaga bu Ndakaaru gis ngeen image yi rond point bi ak li wër marché Sandaga bi la ñu déguerpir ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon nag ñëpp la ñu yëkkati li ko waral nag mooy projet de réhabilitation bi nga xam ne war nañ ko fi def rénovation bi maanaam yeesal marché bi mu méngoo ak jamono loolee nag ñu war cee def lu toll ci juróom-ñaar fukki ci ay milliards muy 70 milliards de francs CFA ngir rek daal di yeesal marché bi waaye déguerpissement bi nga xam ne def nañ ko fi nag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu ngi leen war a reloger ci champ de course nekk ci wetu RTS donc mais ñi nga xam ne nag ñooy commerçant yi ñoom liñ leen fi yëkkati nag nekkul loo xam ne gënal na leen waaye nee nañu itam fi nga xam ne mooy champ de course bi nga xam ne fa lañ leen war a reloger jafe-jafe la pour ñoom pour ñu am visibilité waaye dina nekk aussi lu jafe pour que ñu mën a relancer wu parce que kenn xamul foofu te itam marché sans champ de course boobu dafa ruqe ba nga xam ne clients yi ñoom ragal nañu ne clients yi duñu fa ñëw te bu ñu fa yóbbee seen business rek mën nañu am jafe-jafe ngir mën ko écouler loolu waral nag ñu interroger si ñenn ci ñoom dañuy rek dem déglu leen bu ko defee rek ñu gën a mën a comprendre seen position par rapport ak projet bi waaye itam li nga xam ne mooy jafe-jafe yu ñu nar a jànkonteel ci seen business bi nga xam ne moom lañ doon amal fii ci marché Sandaga bu Ndakaaru. Amath Bey laa tudd. d'accord naka ngeen gisee déguerpissement bi fii yéen a occupé woon marché bi actuellement naka ngeen ko gisee ak projet bi nga xam ne moo lalu ci ginnaaw. waaw déguerpissement bi xam nga déguerpissement bi waxuñu déguerpissement parce que processus bi mooy ñun ñoo sàkk woon pour ñu defar bâtiment bi dem ba ci président de la République mu ne moom moo koy defar sur fonds propre la wax. mais dem leen après dinañ leen booleeg démembrement état yëpp yi ko war a defar ngeen ànd ak ñoom de A à Z lépp loolu ci defar ñu ànd ak yéen de bokk ngeen bokk ñu defar ko ñu ne ko ok d'accord mais bi ñu demee ba après bon changement am ministre de l'urbanisme Fofana jël dossier bi en cours ñëw moom jël affaire bi en cours ñëw ne léegi comme moo géré affaire bi ànd ak mairie yi ñëw. toog ak ñun une fois waxtaan chambre de commerce ne léegi bon déguerpissement bi day am mais boobu sax amagul woon site bu mu ñu yóbbu parce que xam nga ñun fi ñu nekkoon nii dafa am ay papier daal peut-être suufu état lañ nekk mais dafa am ay papier quand même te fii ñu koy gis nii fii ñu fi nekkoon ñëpp ñi ay seen magasin ay 15 millions yooyu lañ ko jëndee quoi mais bon comme par A ou B nañ defar ñun xam nañ ni quitté dina am mais voie bi ñu doon daar ba quitté ak waxtaanu ñu woon ba juboo ak moom manque de communication bi amoon suñu diggante ak moom moo tax affaire bi yàgg nii parce que te loolu sax mais ba léegi sax am na manque de communication ak moom parce que ñun dañu bëggoon mu ànd ak ñun ci processus bi yëpp ba ñu waxtaan ba juboo buñ dee dem ñu dem loolu amul benn problème mais léegi comme moom forcé na ba dem am na ba noppi ñun dem nañu processus bi mooy dem nañu ku ci nekk dem na bindu ji am nga man mii dama wax dem naa ba jël sama yëf dem naa foofu ba am bi ma woon parce que maa nekkoon fii dem naa ba am fi ma dem bon mais comme ñun la woon entre état boo ñëpp doole gis nga fi mu toll nii ñun dañu taf-tafee ci même pas 3 jours nit ñëpp bàyyi seen yëf ñëw génne seen bagage dem. lan moo nekkoon ñàkk communication beeg dog-dog yi nekkoon ci en cours de discussion bi. waaw parce que moom dafa newoon léegi nañ trouver beneen site pour recaser ñu ne ko ñun site bi nga trouver ne les champs de course dafa ruqee boobu c'est pas une site commercial mu ne boobu la am léegi mais ñun même boobu d'accord boobu la am mais woowuñu sax pour ñu ànd dem fa visiter terrain bi laa wax de waxuma defar bi visiter terrain bi ba ñu ànd ak moom ba defar ko ba def ko marché mais moom dafa ànd ak ay nitam rek ñu dem ñoom ñu defar ko bi mu ko defaree ba pare rek ne affaire bi jeex na léegi ku nekk na ñëw ñu ne ko nag yow ba ngay defar woowoo ñu mais danga ñu waroon woo ba ñu ñëw ba ngay defar da nga ñu waroon woo ñu ne la nii lañ ko defaree ba léegi comme woowoo ñu léegi ñun site boobu sa site la
bon loolu nag mënu ko woon dégg mu ne dépensé na ci xaalis ba noppi il faut ñu rejoindre ko parce que fii il faut ñu toj ko xam nga fii il faut ñu defar ko ñun xam nañ ne il faut ñu defar ko léegi loolu moo doon suñu manque de communication ak moom bon l'essentiel mooy ñun dañ doon kaas mais xam nga moom état la état moo ñu ëpp doole mais dañuy revendiquer li ñu bëgg rek mais état moo ñu ëpp doole buux nañu moom dégg naa ko démb mu ne d'accord nañu dem dañoo wañ suñu loxo dem bi kay ma wax la ko nag dañoo wañ suñu loxo parce que préfet moo fi ñëw à la dernière minute dama lay wax affaire bi nu mu demee préfet moo fi ñëw à la dernière minute moom Aline Badara Samb woote ñëw ne d'accord leen rejoindre parce que looloo fi am déjà boo leen d'accord rejoindre ñu repousser date bi ñu waxtaan ci date bi ak côté gauche bi nga xam ni boolewuñ ko ci woon boo leen d'accord rejoindre rek dem visiter site bi ku ci nekk jël bi nga moom mën nañu waxtaan sax ba bàyyi leen ba après tabaski parce que comme day jam parce que fële quoi qu'on dise des na ay travaux quand même man dem naa ba jël sama poste mais des na ay travaux waa Sénélec ak noonu di monter courant bi voilà leen bàyyi nii waa Sénélec mais gars yi na ko léegi comme préfet loolu nga wax yow d'accord nañu léegi nañ dem visiter site bi ñu ànd ak préfet ba foofu visiter site bi ñu retourné waat fii ne ko léegi mu ne nag léegi da ngeen may man ma ñëw en personne defaat benn recensement wër benn par benn ñi fa war a yóbbu cantine benn par benn ñu ne ko waaw ñun gars yi ñoo ànd ak moom fii def recensement man ñëw na ba ci man recensé ma mais bi mu paree bi mu def recensé ba ci suba sa dirigeant yi ñëw na ko waa léegi comme recensé nga def nañ jox nañ la lépp ba noppi léegi nañ toog waxtaan mu ne noo waxtaan amatul waaw au nom de Dieu loolu la wax waxtaan amatul dañuy rejoindre directement mu ne sunu président bi Daouda Sarr daf ko ne monsieur Sarr waxtaan amatul waxtaan jeex na léegi dans 2 jours tabaski le 2 à 17h bëggatuñu gis foofu kenn affaire bi daal xoolal lu la waaye mën di wax yàlla xam na noonu la demee. yéen li ngeen doon revendiquer gannaaw ba dañ wàññi seen loxo yéen loo leen doon revendiquer yéen. xam nga mooy ñu yóbbu ñu site bu baax. ba pare le principal mooy gis nga bâtiment bi ngay seen nii bii mooy problème bi mais bâtiment bi xam nga réfection la ba dafa am espace bu nekk fii ci biir espace bu mag moo nekk ci biir foofu la ñu war a tabax centre commercial dafa am benn espace terrain bu nekk ci biir fii bâtiment bi dootul doon marché ñun xam nañ loolu parce que li patrimoine historique la léegi ci biir bâtiment bi dafa am gan di espace xam nga ñu bëri ñu ngi wax mais xamuñu lu nekk ci biir fii li fi nekk mat na terrain de football espace bi des ni mat na terrain de football plan bi xam nga lan la woon plan bi ñu defaloon Macky Sall ba wax ko mooy plan boobu dañ fay def benn centre commercial boo xam ne étage lay doon lu mat 1200 et quelques commerçants yi nekk fii yëpp dinañ mën a dugg ci biir léegi lii kenn dootu ko utiliser loolu lu juba woon gis nga loolu rek moo doon source problème bi ñu ne nañ leen ko defaral dans 2 ans 24 mois ngeen ñëwaat rejoindre ñu ne ko mais loolu balaa ñu koy def état lañ amal affaire te yow tey mën nga fee nekk suba doo fi nekk léegi dañ ko signé mu ne non loolu dañ ciy waxtaan dem na ba ci biir sax ma wax la benn affaire dem na ba ci biir nee na ci biir waxtaan bi pour moom mu nax ñu laa la bëgg a wax mu nax ñu dafa nañu boo leen bëggee loolu sax mën nañ ci waxtaan te waxtaan bi boo leen neexee ñu dem ba ci Serigne Bass Abdou Khadar mu doon témoin entre ñun ak yéen di ngeen retourner di ngeen ñëwaat ku ci nekk dina jotaat sa place bu ñu tabaxee mais ñun xam nañ ni nee na après waxtaan boobu bokkatu ci moom loolu la wax waxuma préfet de ministre Fofana moom nee na waxtaan boobu bokkatu ci léegi dégg naa ko démb devant les caméras mu ne dañ ko defar dans 24 mois ku ci nekk li nga moomoon ñu jox la ko waxaat na ko mais boo diggee mu naan loolu waxtaan boobu bokkatu ci man defe naa pour évacuer ñu rek quoi. yow da nga jàpp ne li état waxoon ak yéen sa njëlbeen yëpp dafa mel ni gisu leen lépp daal. non gisuñu ko xam nga ñun xam nañ état nu muy doxee sax gisuñu ko mais comme lii moo fi am ñun xam nañ ni créé nañu ba dem nañu léegi dem nañu xam nga lii c'est impraticable léegi dem nañu léegi ngir yàlla léegi li ci des xam nga mooy lan nañu respecté ñun xam nañ ni 24 mois moom c'est impossible ci état c'est impossible. moom nag autorité la gis nga autorité
man tey jii li ma la wax yàlla xam na ni bu ma wóoree dama ci dellu ginnaaw du ma ko wax état la ngir yàlla ak yonte bi devant tous les caméras du monde taxaw na ko fii parce que caméra monde bi yëpp ñëw nañ fi nee na dans 24 mois mu pare dans 24 mois du ñu laal fi dara du pare ñun xam nañ loolu mais l'essentiel moom moo ko wax autorité la moom moo ko wax mi ngi noonu mais ñun bu ñu ko waxoon tey dans 24 mois ñun ñu pare fii mais moom moo ko wax en tout cas loolu la ñu wax de te loolu la ñu jubóo devant tous les caméras du monde xam nga lii bataille d'opinion bi moom gagné na ko ba noppi parce que situation bi ñëpp tous les Sénégalais dañ ne c'est normal lii daf fi war a jógee d'accord nañu mais moom it wax na devant tous les mondes ne dans 24 mois mu defar fii ah ñu ngi koy déglu parce que lii boo gisee lii nga xamante ni ni mu demee nii xam nañ ni mënu ko defar dans 24 mois marché bi muy wax ni mënu ko defar dans 24 mois. lan mooy den seen kàddu ci autorité yooyu ngeen xamoon ne waxtaanoon ngeen ci njëlbeen ak ci processus bi yëpp li ngeen ci gis bokkul ak ñoom la ñu waxoon loolu leen di wax tey actuellement. pour ñu respecter seen kàddu rek respecter seen kàddu parce que parole lu autorité parole d'honneur la war a doon devant ay citoyens yoo xamante ni yow ci yow lañ war a xool pour ëllëg parce que man bëgg naa man su ma tekkee dara ëllëg ci réew mi su ma waxee ak waa réew mi ma ne leen man maa lay waxal lii bu subaa ma assumer ko moom nee na dans les délais dina pare ah mais ngir yàlla Macky Sall ci boppam moom mi ko xamante ni moom ma ko jox liggéey bi na ko wax ne ko li nga waxanteeg ñooñu respecté ko sa parole parce que man maa toogoon ak ñoom ci sama bureau wax ci sama palais bi wax ak ñoom loolu donc respecté sa parole moom bu ko respecté rek normalement amatul benn problème mais c'est li ñu koy ñaan daal mooy suñu parole daal fin parole mooy na respecté li mu wax te gaaw a defar fii parce que am na ñoo xamante ni aussi liggéey bi mi ngi leen impacté seen liggéey. tur bi nan la. maa ngi tudd Khadim Gueye. d'accord yow da nga amoon cantine fii. sama place moo nekk nii nga jàkkaarloo fi ñuy dajji nii moo newoon sama place. naka nga gisee seen déguerpissement bi ñu leen déguerpir tey. fii daal moom boo bëggee dégg-dégg ni ñu ko gisee moom mooy am naqar bu mënut a faj rek ak naqar bu mënut a jooytu fenn. parce que nga nekk ci benn bërëb nekk fa ay at yu bëree bëri ñëw ñu xëy ñi la benn jour da leen fay jëlee recensé bi te man li ma jaaxoon ci recensement bi fii dernier moment yi lañ soog a nangu ni fii xam ci la bokk ñoom ci commencement dañu woon li wër marché bi lañ waxoon la ñuy dindi parce que marché bi lañ bëgg a daaneel te place yi wër marché bi sécurité bi wóorul ñun biñu demee ba 3 jours avant tabaski lañ soog a jot nouvelle ni préfet nee na fii la ciy bokk te ñun bi fi préfet njëkkee ñu wax dañuy fii bokku ci moom fii lañ ko liggéeyloo li wër marché bi biñu demee ba 3 jours 2 jours avant lañ ñëw ni foog ñu ñëw forcé paraxee dañ leen di recensé bu dul loolu fii lañ koy dindi mënuñ ci dara nag parce que néew doole tooñ la ñu ñëw recensé ñu xam nga jël suñuy numéro yooyu bi ne suba la tabaski ñu woo ñu ñëw jox ñu ay cantines yoo xam te ay 1 mètre ay 2 mètres centre de course mënuñ ci dara nag parce que dañ koy jël parce que mënuñ ci dara mais xam nga ne fee moom presque boo compté bu dee 100 commerçants la 50 yi wala 70 yi duñ fa dem parce que xam nañ la fa nekk parce que bañ njëkkee jëlee fii rond point bi ña fa demoon ñëpp ñii fa lañ doxee seen i bagage fa la yàqoo ñii fa lañ joxee ma amatuñ départ parce que fooy dugg foo xamante ni centre boo xamante ni porte bi ngay duggee ci centre bi comme buntu kër foofu xam boo fa duggee tamit kaka moo la fay fekk si ba pare am visibilité maanaam. amul visibilité kenn xamu fa mën naa ne yow mii di waxee yow sax boo xamee xamoo fa bu la ko waxul doo xam ak keneen ak keneen kon foofu yow nan la fay commerçant yoo xamante ni ñu ngi nekkoon ci marché boo xamante ni marché bi Sandaga ku ne xam ne marché bi Sandaga ñëpp xam nañ ko foo ne marché Sandaga ci àdduna xam nañ ko mais nga tëb di recensé ni recensé ko foo dugal ci ruq boo xamante ni loolu mooy demal foofu nga dem toroxi surtout ay jeunes yu taxale di wut lu ñu yóbbu seen njaboot fii benn kii néew fii ñi fi nekk ñëpp ay responsable lan ñu yor ay kër ñu yor ay famille xam dundal seen i njaboot seen i yow waajur yu yaakaar leen ñor ci kër fii maanaam vaurien néew fi de même ñi ciy ambulance vaurien néew fi mais imagine nga xëy bëgg a créer ñaata semence lañ nar a créer instant bi nii ay ponkal yu yoroon seen kër yoo seen njaboot ñoo nar a créer semence bi ñuy jëlee fii Sandaga xam nga 2012 xam nga am na ñoo xam te ne ñii fa lañ jaaree ñii dem dëkk ba bay ñii di ambulant yortuñ dara ñii dem ñibbi seen dëkk yi fa toog fa ñii dem xooli beneen métier marché bi rek biñ koy taal am na ci jour biñ koy taal fan yi njëkk yi bi baagaa ciy tàkk am na ci coo xamante ni biñ koy taal dafa tàkkoon accidentellement biñ ko taal tàkkul lañ ko taal imagine toi nga mbir kay bu tàkkee avant muy jax-jaxi nit ñi bëgg a ñëw récupérer seen bagage mais di nga leen bàyyi ñu récupérer seen bagage am na ñoo xamante ni fi leen crisé dee ci saa sur le coup ñoo xamante ni fi leen joxee dof wa ma la ay caaxaan de dof nii
ñooñu seen i waajur ñàkk na leen ñii dee ci sensé ñii fa lañ doxee ñàkk ba fa imagine nga tim say millions muy tàkk ba jeex tàkk ah loolu c'est dommage quoi. mais man li ma jaaxal ci nguuru Macky Sall gi nguur gi dafa mel ni maanaam nekkul nguur goo xam te ne nguur gu arrangé baadoolo yi te su ma jumul njiit boo daan nit bu daan jiite ñi ci war a gën a gis seen bopp mooy ñu néew doole ñoo war a gis seen bopp ci jamono mais fi mu toll nii nguuru Macky Sall gi ñi néew doole ñoo ci gën a sonn ñi néew doole ñoo ci gën a souffrir boo xoolee commencement ba fin chaque jour boo déggul coow nangu nañ suuf kii dégg nga jël nañ kii xoolal barki de moo njaay kaaw buntu Pikine nit yu nekk seen i place magasin ñu xëy ba bagage yi ak magasin yi lañ boole di ndaraan muy dem am na ci benn waaye boo xam te ne dégg naa dafa demoon Samsung ñoo ko doon lebal ay téléphone muy jaay téléphone yi booy Pikine dañoo mu ñëw di sàcc téléphone yi sëq di yóbbu par bagage yi yàqu ci saa si imagine kooku kon ñaata million la war a perte mais gars yi nit ñi bu ñuy def nañ ciy sóoraale foog ñuy sóoraale maanaam askan yi li ñuy souffrir parce que wallaahi lazim am na ci ñoo xamante ni wallaahi lazim benn cantine bi ñu yor wala benn table bi ñu yor di ci liggéey ci leen yor famille lëmb ci dëkk ba waa léegi ñooñu boo xëyee jëlee leen fa léegi ñooñu war a xëy croiser bras waa dëkk benn yow da nga ko créer chômage di nga sonal waa dëkk ba mu yor ñooñu fi ñuy jëlee luñ dund ñooñu fi ñuy jëlee luñ lekk fi ñuy jëlee luñ naan seen location yi dëkk fii bu ñu koy jëlee fii Ndakaaru dafa metti saw sax boo ko defee da ngay fay Ndakaaru lekk da ngay fay location da ngay fay duñ la lebal dara boo fayul dañ lay génnee mais kooku kon fan la jëm te yaakaarul fenn fudul fii xamul fenn fudul fii loo doon liggéey fii yow. man sama place moo nekkoon fii man ci ambulant laa njëkkee yor table ba kër yi ba loué place fii man ay yëre jigéen laa doon jaay ay yëre jigéen laay jaay man moom rek laa xam parce que moom laa doon jaay ñi fi nekk ñëpp moom la doon jaay mais imagine toi ñu xëy jëlal la fa te état du ci wax dara benn ministre dara mooy taxaw waa je vais ce que je veux xam nga wax seen i français parce que ñoom lenn ñu ngi ak seen i millions yu bari toog seen i kër seen i njaboot nekkuñu ay ambulant seen i njaboot sonnuñu xam nga ñuy def lu leen neex xam nga loolu xam nga dafa doy waar xam nga ñoom tey seen njaboot chômé wuñu seen i doom sonnuñu seen i jarbaat sonnuñu ñu ngi leen yóbbu Europe ñuy jàng ñu ngi ci ay dans les bonnes conditions ñun ñi nga xam te ne dañuy takkale nekk ci naaj gi di guddeeg bëccëg suba ngoon ba yor suñu table teg suñu place di liggéey sàccuñu fenuñu dugguñu suñu yoon nekk mais boo xëyee bëgg la fa jëlee sans quelles conditions mais sans le course fee nit ku fa dem ku xam àdduna wala ku xam commerce war nga xam ne fii nekkul lieu bu ñuy jaayee wala lieu bu ñuy jëndee maanaam accessible sax maanaam pour nit ñi mën fa xam sax booba yow fay dem marché bu ñuy recenser nit dafa nekk marché boo xam te ne da nga naan sa fii am na visibilité wala tali dafay jaar wala ñu ni fii kat Carrefour li nit ñi xam nañ fa mais ruq boo xamante ni saay foofu koo fa dugal loolu mooy demal nga toroxi rek. lan mooy sa message sama message daal mooy njiit boo jiitee aw askan dañ leen di yërëm njiit boo jiitee aw askan dañ leen di xam ni ñi nga jiite dañoo néew doole fii ñun pays pauvre lañ foog ñu xam ni pays pauvre lañ pays pauvre nag mënut a ñàkk lii mënut a ñàkk ambulant mënut a ñàkk taxale Europe sax boo fa demee mosoo gis moodu bu dem Europe njëkkeewul ci ambulant lay njëkkee ñii di lal béykat yi ñu am fu liggéey am kayit ko soo commencé liggéey mais Sénégal di pays pauvre ñuy taxale ñu bu ñaan ay ambulant di fi am table di fi am kon nit ñi fa lañ jëm loolu dafa metti ba ci ay kaawu maire yi ñoom ñëpp seen bopp lañ fi nekkal rek kenn nekkul fi askan wi nag lii ñoom ñoo ci war a yeewu xam ni politiciens yi ñun dañuy nax rek tey bu élection juboon den fexe ba naxee la dara nga voté leen bu jàllee ñu def lu leen neex mais loolu foog ñu jël suñuy matuwaay am ful la tuuti xam ne ñun ay magi jëmm leen quoi. au-delà de jafe-jafe yi mu leen nar a andi si seen liggéey naka nga gisee projet bi ñu yeesalaat fii moderniser ko mu méngoog jamono naka nga ko gisee en tant que citoyen. waaw fii de bu dee li ñu wax ñoom bu dee li ñu wax den ko def dëgg la 2 ans yàgg na yàggul métti na tamit trop nga toog nar a sommer 2 ans yoo xamul looy def métti na mais bu dee li ñu wax dañ ni buñ ko defaree après dañ koy joxaat ñi fi nekkoon waaw loolu tamit xel dina ko nangu bu dee dinañ ko def nag laa xaw ma nag loolu moom ay waxu politicien la rek du ma ci sori bu dee dinañ ko def comme suñ paree den joxaat ñi fi nekkoon seen place ñu nekkaat fi de liggéey loolu xëy na tamit xel mën na ko nangu 2 ans nag métti na imagine toi nga toog weer boo semé rek dafa métti waxtu baa nga nar a toog 2 ans yoo xamul yow foo nar a jëm 2 ans yoo xamul kañ lay doon métti na mais daal nañ yërëm askan wi ñu jiite daal dëkk bi dafa métti trop nañu yërëm parce que lii nii nekkuloon xam ci période bii quoi période corona bi dëkk bi métti trop ñëpp di souffrir ñu yor ay usines sax ñu ngi dund lu métti waxtu balaa koy taqale mais man lii su ma juumul bu dee sama gis su bara yaakaar naa lii ci beneen période la waroon doon mais pas période coronavirus bi nga xam te ne ñëpp dañ ciy souffrir lu métti du période bi quoi lii nii. sa cantine ci marché bi la nekk d'abord wala. waaye cantine bi ci marché bi la nekkoon li ma ci gën a métti rek bon c'est les pauvres qui dégagent bàyyi place bi ak riches yi parce que bon ok ñun ñëpp bëggoon nañu lii ñu defaraat mu rafet ñu tegaat ko ci yoon après ku nekk aussi tamit ñu delloo la li nga moomoon mais c'est pas le cas quoi demeewul noonu
ils nous ont roulé dans la farine gëmloo ñu ay science wañ ñu ay maquette gëmloo nañu après nii lay demee def ay réunion discuter ak ñoom léegi finalement daal tu comprends plus quoi léegi yow imaginer rek yow ñu dund 3 mois de corona tout ce qui s'est passé loi d'habilitation ni dëkk bi dëgëree ba même le président dégagé 1000 milliards sax ne pour jàppale nit ñi après heure bii nii ñu bëgg a def lii léegi les pères de famille qui étaient là les gens qui se débrouillaient ici fan lañ jëm c'est un peu ça le problème ok boo waxee ñu indi comme argument que ni indil nañ leen benn centre commercial bu nekk je sais pas où centre de course mais foofu ça va prendre du temps pour mu jël forme te foofu tamit bon de toute façon métti na mais comme ci réewum jullit la ñu ne aussi dañuy bàyyi suñu bopp yàlla rek parce que li ñuy réussir yëpp bu ñu ko mënee réussir c'est juste parce que nit ñi ñoo gëm yàlla mais lii amul beneen dëkk boo koy def en Afrique muy demee nii c'est sûr que ni instant bi dëkk bi waroon na tàkk mais tamit bon sëñ Fallou yàlla baax na. mais yow lan moo la tax a wax ne dañuy génne pauvres yi après bu riche yi borom xaalis yi ñëw. mais parce qu'ils ont déjà partagé le truc là fu mu nekk nii ce qui se passe li xew exactement mënuñu la ko expliquer. foog nga am ci benn niveau boo toll socialement pour nga mën a comprendre ce qui va se passer là lan la ñu présenter Sénégalais ils sont les habitants de plateau lan lañ leen wax fii après lan lañ koy def c'est qui est derrière. dañuy rénover mbir mi dañuy rénover bâtiment bi yeesal ko def ko lu méngoo ak jamono. loolu mooy discours général bi quoi xam nga Sénégal ñëpp xam nañu bu ñu bëggee benn affaire am na benn discours de tromperie bu ñuy tenir pour nit ñi adhérer si mais ça du demee noonu parce que dem nañ fi une réunion avec les gens qui étaient là ñu wane ay maquettes. buñ ko defaree ba pare après nii lay mel après ñi amoon place dañ leen di delloowaat seen place après nangam sangam mais gars yi bi ñu demee ba ci biir xam nañu yooyu yëpp bon ay paroles en l'air la rek dañuy wax pour wax nii rek mais bon d'après information yi gars yi am fii y a les Serigne Mboup qui sont derrière y a le Taïb je sais pas Taïbou Sarr qui est derrière y a pas mal de gens yoo xamante ne si ils sont derrière ils ont déjà partagé le truc nee nañu fii ay concessionnaires ay voitures lañ koy jox Auchan dégg naa ko fii moom ñoom milliardaires daal ñu ngi xëccoo pour positionner wu parce que là fii mooy pour mu Sénégal fii mooy xol bi donc fii loo fi mën a investir dans le long terme doo da ngay jotaat sa moonin donc après ñi nekkoon ci place yeeg ces petits machins trucs là kan mooy am moyen ñëwaat fii naan da nga fiy jël magasin c'est sûr que location bi ça va tourner autour de 200 000 300 000 ça va être des boutiques de luxe ça va être du mooy loolu mais daal sëñ Fallou daal yàlla baax na. tur bi nan la. Maxari laa tudd si ñu may woowee Maxet. waaw loo doon si arminium la ñuy wax. si arminium la ñuy wax. loo doon liggéey si marché bi. man maa doon defar vitrine arminium yi ak cloison arminium yi tout ce qui est arminium pour les vitrines maa koy defar. ñëw naka nga ban jàngat ban gis-gis nga am ci déguerpissement bi. waaw gis-gis bi ma ci am mooy metti na naqadi na te ñun la gën a touché ñun artisans yi. parce que ñun ñoo nekkoon ci marché bi di jàppale commerçant yi seeni commande yëpp fii lañ ko daan defee ci man sama atelier mais man daal la gën a metti parce que marché bi nii bu fi jógee je serai en chômage dinaa nekk ci chômage du ma xam samay clientèle yëpp day dem donc loolu ma gën a touché métit bi aussi metti na ci ñoom parce que buñ leen fi jëlee fa nu jëm xamuñu luñ fay fekk bon condition yooyu la ñuy demee xanaa san ñaan si yàlla rek yàlla dimbali leen ba nga xam ne lépp dina mën a nekk mais personnellement vraiment xawmatuma fu may teg sama tànk instant yi waaw parce que li ma doon liggéey di sutura sama njaboot yëpp fii laa ko daan jëlee te bu fii moom bu fi jógee moom vraiment dinaa jaaxle te gisuma benn soutien boo xam ne dinaa ko am auprès du gouvernement ou bien auprès de l'ASC ou bien auprès du maire gisuma ko awuma ko te vraiment dama nekk nit koo xam ne dama yor njaboot di leen dundal dégg nga wax bi di suturlu ci loolu donc marché bi buñ ko arrêté nii man sama position daal vraiment dina métti trop. d'accord léegi dañ leen di recaser ci champ de course foofu est-ce que peut-être mënul am ci beneen anam boo fay mën a yëngoo ba continuer di gagner li nga doon gagner. non foofu mënta nekk parce que dem naa boo xool situation yi mënoo am foo implanter sa atelier mënoo am aussi foo day métti daal di te nit ñi bu ñu xasee ba dem foofu pour nga am commande day difficile parce que nitu marché ku ko jigee rek la xam. yow da nga amoon cantine fii. non aw moon cantine man. mais dans l'informel nga nekkoon. dans l'informel laa nekkoon sama atelier mu ngi fii ci kër gi laa nekkoon fa laa implanté woon samay machine tout
mais tout lépp lu may def rek ci marché bi la waaw lépp lu may def ci marché bi la. maa ngi lancé benn appel boo xam ne ñun ñi nga xam ne artisan lañu jege woon marché bi ñu xool ñu dimbali ñu wutal ñu foo xam ne aussi ñu dina mën a toog liggéey parce que après bu marché bi quitté suñu atelier yi ñu yor fii dootul am benn njëriñ. au-delà de méthode bi la marché bi li ñu ko dindi méthode bi mu la mën a andi si sa liggéey wala gàllankoor yi mën a andi sa liggéey naka nga gisee projet bi nee na dañ koy dindi pour defaraat ko mu yees méngoog jamono noo ko gisee loolu. projet bi ni ma ko gisee c'est très bien parce que jamono mooy changé nit ku nekk da nga war a soppeeku par exemple actuellement monde bi si boppam moo évolué donc lu toll ni Sandaga marché Sandaga près du palais. dañ ko war a defar ba mucc ayib projet bi moom c'est très bien mais li nga xam ne moo ci topp moom moo des waaw mooy suivi bi suivi ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di fi tedd suivi ñi nga xam ne ñoo nekkoon environnement wu commerçant yi. d'accord maanaam bu noppee bu demee ba projet bi noppi ba jàppandi pour que ñu bàyyi leen xel man leen andiwaat loolu nga bëgg a wax. effectivement loolu laa bëgg a wax bu ñu demee ba affaire bi noppi jàppandi. ñu bàyyi ñu xel ñun ñi nga xam ne fi lañ doon sutura ak commerçant yi loolu daal lay lancé mais projet bi moom vraiment rafet na dina rafet dina mucc ayib. gannaaw Sandaga nag ñëw nañu fii ci fi nga xam ne mooy champ de course di marché bu bees bi nga xam ne nag moom la ñu recaser ñi nga xam ne ñoo nekkoon Sandaga ñoom nag nee nañu fii dafa xat. dafa inaccessible maanaam visibilité bi du ko tax a demee noonu te bu ñu ñëwee fii pour ñu relancer waat maanaam seen business daal di doxaat na mu waree lu jafe lay doon donc ñëw nañu fii dinañu sekk waxtaan également ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk bu ko defee ñu daal di taataan seen i kaddu ñu wax ñu naka la ñu nar a dundee fii ndax ñu bëri ñu ngi fii ci installation la ñu nekk fekk nañ fi également Sénélec mi nga xam ne ñu ngi installé courant bi déguerpir nañ leen fële mais taxul. fii nga xam ne fii lañ leen di recaser mbir yi jàppandi donc gis ngeen ci li nga xam ne mooy cantine yi niñ ko surnommé ku ci ne sa cantine dañ fa def sa tur def fa sa numéro mu niroog lu organisé mais dañuy dem rek waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk bu ko defee ñoom ñu wax ñu lan mooy seen gis-gis ci recasement bu bees bu yees bi nga xam ne moom lañ leen fii lañ leen andi. Abdou ñu fekk leen fii tey ci champ de course ngeen di waajal installation yi naka ngeen fii toogee tey. ñu ngi nii toog rek si comme toog di xaar yàlla comme ni nga koy waxee rek comme pexe amul ban jëlee leen ñu fële ñu ngi ñëw fii toog commencé di installer rek di xaar noonu lay demee. jàpp ngeen ne fii ak fee na mu demee woon jàpp ngeen ne yaakaar mën na am fii ci champ de course bi. waaw seulement jullit moom yaakaar rek la mën a am ñun am nañu yaakaar daal wax dëgg yàlla comme nag pexe amul même rek xam nañu fële moo ñu gën a loon mais comme dem nañu ba pexe amul ban andi ñu fii tam fii ñu ngi fi dund ak yaakaar daal ñu ngi fi dund ak yaakaar te ñaan nit ñëpp ñëw fekk suñu fii daal loolu la ñu ñaan suñu client yëpp ñu ñëw fekk suñu fii. cantine yi noonu leen ko gisee gis nañ ne am na ay dimension yu bëri yéen naka la tëddee noonu leen ko gisee. si bokkul nag dafa am ay dimension comme ni mu demee woon fële Sandaga rek noonu la demaatee parce que tam fële tolloowutoon ni mu demee woon noonu la quoi gars yi peut-être préfet moom ci foofu la référencé kenn ku ne foofu la fekkoon ba muy def recensement peut-être loolu la joxaat quoi la plupart ñi gën a bëri kenn ku ne lam la fekkoon fee rek loolu la joxaat fii. dimension bi nga amoon fii ci cantine moom nga am fii. si ñu bëri peut-être nag am nañu réclamé mais gisaguma mais li gën a bëri kenn ku ne la nga amoon fii loolu nga amaat fii waaw. tur bi nan la. Moustapha Ndiaye. Moustapha yow commerçant nga fi. commerçant la fi waaw. naka ngeen toogee fii. man ñun de ñoo ngi ñëw pour xool rek mais 100% yi moom ñëwuñu quoi am na ñu pare pour ñëw am na ñu parewul pour ñëw xam nga fii moom du marché moom saa yi fii du joobukaay waaw dañu la ëpp doole sànni la fi rek mais fii du joobukaay. lu waral nga ne du joobukaay. du joobukaay yow xam nga fii nu mel yow fii boo fi dugg fii ne am na client yoo xam ne boo leen sànni course laa nekk sax dañ naa la fan mooy foofu parce que fii ni amul buntu benn buntu moo fi nekk marché boo xam ne benn buntu la ak marché Sandaga nu mu tolloon nga ñëw ba fii nga def benn buntu nii mënul nekk am na ñoo xam ne ñu mujj obligé teet leneen rek mais fii ñi fi ñëw du bëri de ñi fi ñëw nii ñu ubbi yëpp dañoo amul fu ñu denc seen bagage alors que day ñëw jël seen bagage denc tëj dem seeti leneen mais kenn jëlagul des soo ñëw pour liggéey parce que fii loo fi liggéey yow gis nga gisoo fi sa client buy taxawaalu def visite wala affaire yooyu noonu jaay nañu doole rek nangu suñuy place moo nañoo de demande jox la sa xaalis nga dem seetu loo am mais ñëw jël sa place di la jox ay lii nii waay. mais avenir business bi fii noo ko gisee. fii amul benn avenir sa waay man moom affaire de électronique laay jaay mais fii ma xool nii du ma fay ni sama électronique amul benn business amul boo waxee dëgg rek te yàlla tax amu fii
marché dëgg sax léeg-léeg bu doon ay marché bu ñëpp du coow léeg-léeg nga gis benn client bu dugg sax nga xam ne affaire yaa mais gisoo fi client fii ñi fi nekk ñëpp xamante nañ ay jaaykatu Sandaga. mais xam naa li ngeen tàmbaleegul moo tax. saa yi même am na ñoo xamante ni marché bu bees bu ñuy tabax ba mu nice population bi ñëw yàkkamtee ñëw pour visite ko xool li fi nekk mais marché bi gisoo fi kenn gisoo kenn ku ñëw di doxandu pour xool ñi fi nekk ñëpp ñàkk pexe samay bagage nekk fi la amu fu ma ko denc nga ne naa indi dugg fii denc ko fi parce que joxoon nañ la sa caabi loolu rek la mais fii kenn ñëwul pour jaay fii boo bëggee dégg-dëgg ñu dem ba ci kanam nga xool gëm naa di nga gis gars yi ñëw fi de mais yéy ñëw pour denc seen bagage rek fii moom pour nu ko gars yi xam nga ñun ñu ko tuddee dèjà ñu ngi ko tuddee baaxee xaw ma armée lañ ko tuddee fii ñun teel nañ ko tuddee armée moom fii moom boo fi duggee moom yaa ngi retraite saa yi. est-ce que du tàmbali gi rek. déggu ma. est-ce que du tàmbali gi rek li ngeen ubbeegul. saa yi tàmbali xam nga marché mënul nekk benn buntu xam nga dëgg dafa neex mais marché mënul nekk benn buntu marché da ngay jugee nii dugg mais marché xam nañ laa ne nii da ngay duggee fii ban client moo fi ñëw di dugg te ñun suñu client yi ñu amoon parce que ñëpp ay dañoo yor fële ay bureau xane moo fi ñu toll nañ foo xam ne si business jërëtu sax léegi place presque mais ñu teg ko ci yoon parce que am na ñoo xam ne bu ñu bëggee jënd nañ lay woon ne lii laa soxla rek nga indil leen ko mais marché moom da ngay romb jënd dafa neex romb gis jënd am na ñoo xam ne duñu ay client mais dañuy romb gis jënd mais kenn du jógee fi la ñëw fii di xooloo jënd parce que fii li ñuy jaay fii am na feneen doo ñëw ba fii gars yi tayle nañ ñu rek mais yàlla baax na yomal xiyaam am na de yomal xiyaam boobu na nga ko yeggalee am na. d'accord papa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. yow da nga am cantine fii. waaw man de fexe nañ boobu duuxal ma cantine fii. tur bi nan la. Bara Faye ATS am taxaw Sandaga. naka nga gisee seen déplacement bi fii. waaw mais ñun de ñu ngi ñëw rek comme di visiter comme kii parce que defaguñu dara benn activité dañoo ñëw rek pour xool ko ba xam nu ñuy organiser woo pour jéem a exercer fii waaw loolu daal ci la ñu toll nii. am ngeen yaakaar ci marché bi fii ak seen business bi avenir bi. waaw mais comme ñoom dañu ne site de recasement la ñun dañu ñëw rek di góorgóor di jëm sant yàlla waaye doy na waar de parce que kër la ñu nu dugal xam nga ñun suñu business li ñu xam ci business mooy weer ko ci mbed mi ku romb koo xam ne da ngaa yor sa oto sax romb jaar gis sa marchandise mu neex ko mu gaare otoom jënd mais kër gi nii oto amu fi dara amu fi te ku sawarul lool wala ngay ñëw wisit ak buntu war sax yu yàlla ubbi jàpp naa ne moom du yomb waaw mais ñun daal li ñu gënal mooy état nag li mu wax na ko respecté te def ko parce que it comme ñun suñu marché la ñu yore woon def fa suñu alal ju bëri ñu xëy sacrifier ko noonu nen dañuy defar marché bi li ñu wax daal nañu ko fexe respecté ko nañu 12 mois la ñuy def fii pour ñu defar marché bi nañu fexe def ko ñun nag bal baa ngi seen i camp parce que ñun def nañu li ñu war a def ñun du ñu xuloo du ñu xeex Sénégal ni Macky Sall bëggee mu baaxee noonu la ñu bëggee mu baaxee comme nag wax nañu ne lii la bëgg te 12 mois la koy defar na respecté 12 mois yi rek fa li laay xam du bu ko defee ñun ñëpp kon bu ko defee kenn ku ne say engagement nga respecté ko. bu 12 mois yooyu matee am na ñoo xam ne ragal nañu peut-être bu marché bee pare duñ leen fa delloowaat même gis-gis bi ngeen am ci yéen. mais Sénégal moom ni muy doxee mooy wax dëgg yàlla état yi du ñu respecté seen engagement ñun nag wax dëgg yàlla dinañu ko pousse ba ca ñag ba mu sës parce que moom moo ñu wax ne ku dem jam ñaajo xam ne man sama liggéey du yàgg nu moom 16 mois la lu Macky Sall moo waxoon 18 mois la lu Macky Sall waxoon Abdou Karim Fofana moo ñëwaat dolliwaat ci 6 mois mais Macky Sall doon wax ne 12 mois 1 an 6 mois laa leen di defaral ku dem jam ñaajo xam ne sama liggéey du yàgg Abdou Karim Fofana bu ñëwee dolliwaat na ci yeneen 6 mois loolu nag dafay tey xel parce que président de la République bu ne 18 mois laay defar ministre ñëwaat ne 12 mois 24 mois laay defar loolu moom dafay xaw a tey xel mais nag ñu ngi bàyyi aussi bal bi ci seen camp yi rek ñun daal def nañu li ñu war a def xeexunu xuloowunu respecté nañu délai yi ñu leen joxoon ñun ñoo taxawoon ne du ñu waxaat ak kenn du déggaat ñuy waxaat fii di ñaanaat délai li ñu wax dinañu ko respecté waaye ñoom nañu respecté seen engagement mais am na engagement yoo xamante ne jël nañu ko ci ñun te waxaguñu ko parce que dañu waxoon ne bu ñu kuy jóge fii dinañ la defal lettre garantie dem ci xalifa général yi gën a mag ñu signé ko ci seen kanam wane ne leen dañu leen defaral ci 22 mois 24 mois pour delluwaat leen seen place engagement bu gisaguñu ko ci ñoom nañu fexe nag respecté loolu waaw ñu ngi xaar loolu baax a baax a baax. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette
ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.